RFM Matin. RFM Matin. Émission Billet au Sénégal. RFM Matin 8h jot na xabaar yi ci wolof ci gàttal El Hadj Ndiogou Diène asalaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar ñu ngi lay nuyu di nuyu auditeurs yëpp xibaar li ci gën a fës terme sud ca Wakaam ña fa dëkk njaboot yi jamono ji gendarmerie ñi ngi fa ngi daal di leen di génne gannaaw bi nga xamante ne l'armée bi waxoon ne leen dane war a jógee foofule kër sous-préfet bu mag Koulibantang nekk ca diwaanu Tamba la ay ndaw songu yàqaate ko li ko waral moo di ne moom sous-préfet ba daf leen a tere xumbeel bu ñu fa bëggoon a amal la mbootaay gem magistrat yu Sénégal yi UMS taxaw ngir jàmmaloog nguur gi gannaaw dogal bi jëm ci yóbbu seen njiit Souleymane Teliko ci kanamu conseil de discipline bu conseil supérieur de la magistrature magistrat yi ne nag nguur gi daf leen a dëkk te daañu ko wane ne dëkk na njàkk coowal mbëkk mi di wéy ba léegi lépp juróom-ñaar fukki doomu Sénégal yu jëloon gaal pour dem Espagne la ñu jàppee ca Mauritanie war leen delloo fi ci réew mi waa andi gësam nar a gësam hôpital Abbas Ndao liggéeykat ya fa nekk daañu tàmbali tey gréewu ñaari fan ngir naqarlu nan l'hôpital ba di doxee daañu ca xibaaru tàggat yaram chronique culture bi Coro News jeexale ak li ci yenn kaay mu nekk li gën a fës ci xibaar yi nes lu leen ci ay faram-fàcce mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar yi ni ñu ko waxee dañ koy door dem ca Wakaam ca Terme Sud foofu nag ni ñu ko xamee fan yi coow amoon na diggante l'armée bi ak ña dëkk foofule di ay anciens militaires yi fa nekkoon ci seen i kër ñu waxoon leen joxoon leen app ngir génne leen fi mu toll nii nag gendarme yi ñi nga foofule ca Terme Sud ngir daal di génne njaboot yooyu le ñu ngi ci en direct ci téléphone bi ak kenn ca ña dëkk foofule ca Terme Sud Alhassane Anne Alhassane ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. ndax mën nga ñu wax mbir mi jamono ji ni mu tuddee la fa xew foofu ca Terme Sud. waaw ñun daal dañuy toog dégg ne ñoom militaires yi en fait comico coopérative militaire de construction bi sax la ñu wax ñu mbubbuwoo ko ñoom chef militaires yi nee nañ dañu ñëw déguerpir les gens du Terme Sud. donc toute la nuit nous avons veillé. ñu xëy suba teel gis seen i camion gendarme ak yooyu dugg ci biir cantonnement bi nee nañ dañu attaqué ñu ngi nii nag taxaw di leen xaar parce que mbir mi dafa yomba ñun kër yi këru Sénégal la nous sommes des Sénégalais duñu ay burkinabé duñu ay malien duñu ay gambien Sénégal xëy di joxe kër yi ñun ñu dëkk ci depuis plus de 40 ans pour certains Sénégal sax jox ñu ko ñoom ñu taxaw ne dañuy jaay doole comico boobu këyit ga mu yore ne tribunal la jógee këyit gi nee na mu yee moom dafa dem ñu jaay ko terrain nu 3 hectares ñun nous habitons sur une superficie de plus de 12 hectares yow nga ne 3 hectares de terrain nu ngay lañ la jaay ana looy wut ci plus de près de 13 hectares d'espace bâti loo fay wut état bi nag na seetaan. léegi daal kon fi mu toll nii gendarmerie ñi ngi foofu noonu en principe war nañ leen génne. non génne yabeel la sax lañ ko tuddee ñun c'est-à-dire nañu yem fa ñu yem bu ñu ñëwee bu ñu fekkee seen terrain nii nañu génne ñax mi wala ñu jël xeer yi sànni qu'il ne s'aventure pas à toucher à un seul bâtiment parce que bâtiment yi déjà Sénégal sax tabaxu ko fi américains yi ñoo ko fi tabax donc coopérative militaire de construction bii ngeen di dégg ñuy wax. am na fi titre foncier depuis 2004 tey jii ñu ñëw ne joxaat nañ ko titre foncier ci terrain yi amul benn sénégalais bu am maqaama boobu waaw nit ñaa ngi seetaan lu kenn xamul. waaw jërëjëf Alhassane Anne di kenn ca ñu dëkk foofule ca Terme Sud ca Wakaam ñoom ñooñu nag ñii di waa gendarmerie kon mi ngi foofu noonu ñu war leen a génne gannaaw app bi leen armée bi joxoon ngir ñu daal di génn ci kër yooyu jeex na daañu leen ko toppal mbir moom kon ci si yeneen xibaar 8h tegal ñetti minutes. RFM rajo askan wi. dem ba mag Koulibantang di dëkk bu nekk ca diwaanu Tamba foofu nag ay ndaw ñoo fippu dem ca kër sous-préfet bu arrondissement ba daal di koy yàqaate li ko waral moo di ne dañoo bëggoon a amal xumbeel ay yëngu-yëngu préfet ba nag daal leen koy tere loolu lu métti tax ñu daal dem yàq kër gi mbir moomu nag ki nga xam te ne mooy secrétaire municipal bu mairie bu mag Koulibantang ni ñu koy ñaawlu di sàkku sax yoon def liggéeyam ci mbir moomu le dañ koy déglu moom Mamadou Ba ci micro Moussa Omar Gueye. waaw comme ni ñu leen ko waxee bi 9h à 9h si guddi jotee 9h30 la ay ndaw mobilisé wu doxee seen quartier yi dem fekki sous-préfet fi mu dëkk moo ak adjoint ñu sànni fa xeer yàqate kër gi vraiment loo xamante ne kenn mësu ko xalaat si biir Maka Koulibantang kenn mësutoon xalaat ndaw ñi bés dana ñëw ba ñoom ñu mobilisé wu ne dañuy dem song kilifa yi song nañu tey kilifa administratif yi
suba ban kilifa la ñuy nar a song ou bien suba est-ce que du seen mbokk yi aussi la ñuy song ou bien seen kër yi looloo tax bi ko monsieur le maire Khoureyssi Thiam yégee méttilu na ko naqarlu fu mu mën a yemee moo tax mu ngi massawu coono sous-préfet ak adjoint di massawu aussi autorité administrative région Tamba comme ni ngeen ko xamee aussi loolu lii nga xamante ne kenn mënu ko rafetlu moo tax moom monsieur le maire si boppam santaane na gendarmerie na si def ay jéego pour que ndaw ñi jiite lii parce que lii li ñu préparé la loo xamante ne depuis si bëccëg ñu ngi ko doon waxtaane xaar ba guddi rek commencé génn 21h songu kër préfet ñu nekk si biir nawet donc lii bu doon tey bëccëg la da doon gën a garaaw heureusement que gendarmerie ñëw wàllu si bi gendarmerie ñëwee wàllu si wax dëgg yàlla looloo tax sax mu xaw a calmé wu mais mënoon nañu tey rey njabootu adjoint sous-préfet bi ou rey même sous-préfet donc loolu moom kenn du ko rafetlu moo tax monsieur le maire si boppam sant na gendarmerie na si def ay jéego et yaakaar naa ne que comme ni ko kilifa administratif yi aussi waxee lu xamante ne kenn du ko bàyyi noonu mu sedd donc il faut que quand même que yoon def liggéeyam comme nu mu waree. nekkoon Mamadou Ba di secrétaire municipal mairie bu Maka Koulibantang nekk ca diwaanu Tamba. UMS di Union des magistrats du Sénégal mbootaay gi magistrats yu Sénégal yi ñoom nag tontu gannaaw bi nga xam te ne ministre de la justice dafa sàkku kii di njiitu UMS Souleymane Teliko ñu daal di koy yóbbu ci kanamu kuréel gi nga xam te ne moo yitte wàllum yar ci conseil supérieur de la magistrature du conseil de discipline loolu nag gannaaw li ñu gisee ne daal dafa jalgati ci wàllum jëfinam moom njiitu UMS ci communiqué meek UMS ne loolu teguwul fenn te nag ñoom mbir moom duñ toog di koy seetaan UMS xam ne nag daañu taxaw jàmmaarloog nguur gi ci mbir moomu duñ toog di seetaan ñoom sax xam ne daal dafa mel ni nguur gi dafa leen di doyadal te loolu nag duñ ko nangu benn yoon bureau bu UMS xam ne sax ci fan yi di ñëw daañu janoo ak taskatu xibaar yi ngi indi leeral ci coow loolu la wax ci leneen di ay doomu Sénégal yoo xam te ni dañoo bëggoon a dem ci Espagne waaye nag Mauritanie lañ leen daal di mujjee jàppale ba sax war na leen delloosi fii ci réew mi ñoom nag dañoo bëggoon kon dem foofu mbëkki ci leen leen tege loxo leeral yeeg Mouhamed Diop ci noonu. juróom-ñaar fukki doomi Sénégal yi ak ñett nag ñoom ñoo mujj rek jébal seen bopp garde-côte yi saytu géeju Mauritanie ndax nag seenu yoon daa mujj métti lool ginnaaw bi leen ngelaw lu métti nag dabe bi ñu weesoo Mauritanie ba dugg nag géeju Maroc ngelaw li sax nara na këpp nag seen gaal tax ko ñu dëpp nag teeri Mauritanie ci lañ leen nag tegee loxo jébal leen police bi saytu doxandem yi fii ci dëkk bi police bi leen sax mujj nag yëpp ci wata nag war leen a génn dëkk bi muy kon tuuti rek ñu mën a wàññi lu toll ci téeméeri doomi Sénégal yoo xam ne nag wàññe nañ leen Mauritanie ci fan yi dongu ginnaaw bi ñu jëlee gaal gi nag jubali woon na tugal ñu mujj ñi nag ñoom Mbuur lañ déparé woon na ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru satinbar gi bawoon fa ci boor yi 11h ci guddi Mouhamed Diop nag sët RFM. Mouhamed Diop ñi ñoom ci géej gi li ñuy liggéey di jigéen yi nga xam te ne ñooy soppi jën yi di ko def ay géej ak keccax ñoom ñu nekk ci diwaanu Mbuur di dund jafe-jafe yu tar bokk nañ ñàkkum koppar ngir seen wàllum liggéey waaye tam ñàkkum taxaw ñu fësal jafe-jafe yooyu ci ndaje bu ñu amal démb ci tawaay Abdourahmane Diallo. soxna yu yëngu ci wàllum coppar ñi jën ak xeet gi ni mel ak mareyeuses yi yu nekkee ci Sénégal ñu ngi xamle jafe-jafe yi nga xam ni moom la ñuy jànkonteel ba noppi di wax seeni doléance Jaba Diop ña mooy njiitu kuréel gu ëmb soxna yi nga xam ni dañuy yëngu ci wàllum napp gi. mool bi am na permis de pêche mareyeuse am na carte mais ñun femme transformatrice amoon lu ñu mandargaal depuis ay année ñi ngi ciy liggéey pour que ñu am lu ñu mandargaal mais liggéey bi dafa xaw a yéex muy projet de décret bi nga xamante ne moo ñu mën a mooy mandargaal jigéenu du soppi jën ba ñu mën koo ràññee. soxna yi nag di ñaax nappkat yi ñu moytu di napp anam gi nga xam ni dañ koy tere waaye tamit ñuy wax nguur gi na arrêté joxe licence de pêche yi loolu rek ngir jën ak xeet gi ni mel mën a am ci géej gi. bàyyi nappam guddi mi di def ay repos biologie di bañ a napp jënu sew di respecter texte yi nga xamante ni ñi ngi ko teg mais ñu sàmmonteeg moom saa yoo déggee marché neex ne boobu yaboo yo bari kon yabooy boobu nga xamante ne tey moo màcc ci suñu liggéey lu ci ëpp bu fekkee ne dafa am ñu ci bëgg di ko ñaan licence te li nekk ci géej gi xamal nañu ne doyatul ñun duñu nungu à ce que ñu signé licence yooyu. soxna yi nga xam ni ay mareyeuses lañu ak ñi di soppar ñi jën bi nekkoon ci ab assemblée générale ñoom sax ñu ngi ñaawlu ci xew boobu ministère de la pêche bi ñu invité bañ a ñëw RFM Mbour Abdourahmane Diallo. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. wax lu soxal wàllum yëngal ak ñi nga xamante ne
ñooy liggéeykat ya nekk ca hôpital Abass Ndao te bokk ci kuréel gi di ànd gësam ñoom tey ji ci àllarba ji daañu door grève ñaari fan li ko waral nag mooy dañoo bëgg a ñaawlu anam yi ni yore seen kër googule bëgg neen sax ñu daal di koy auditer càmbar ko ngir xam yorin wu na mu tëddee loolu nag kon waral grève bi nga xam te ne daañu ko tàmbali tey jii ñoom liggéeykat yu Abass Ndao doon ci janook taskatu xibaar yi démb Omar Mbow. hôpital Abass Ndao ndax gënul feebar ñi fa tëdd aha kay bi ñu sukkandikoo ci ñi fay liggéeyee Mahfous Aydara. hôpital Abass Ndao nekk na hôpital bu nga xam ne amel na ay personnel am ay bor yu bëre recruter ay seeni mbokk comme prestataire di leen defal salaire bu nga xam ne ñi fay yàgg amuñu salaire boobu ñu ngi gis ne aussi jox nañ chef service administratif et financier prime d'1 million par mois yi nga xam ne benn hôpital defu ko am na ay matériels yi nga xam ne manqué na fa lool aussi ñu ngi doon gis ni suñu service yu bëri ñu ngi tàkk électricité bi installation bi dafa défectueuse. ginnaaw bu mu limee yooyu le doxalin bu bon ñooñee di laaj ngir ñu fa def ab audit Ndeye Koura Sow. nañu auditer direction bi fan ngeen mës a gis Sénégal saf ki topp ci directeur di percevoir prime mu 1 million mensuel alors ñun dañuy liggéey ñoom ñuy enrichir loolu du yoon. ñooñee di xamle ne dinañu banque seeni yoxo ci diiru ñaari fan Mahfous Aydara. suñu xeex bi dañ koy wëyal et suba ak gannaaw suba incha allah dinañ def grève générale. vendredi ñu def évaluation. ànd gësëm section hôpital Abass Ndao di woo njiiti ngir ñu jug safara li nu mel ci ni mu gën a gaawee. Oumar Mbow ñeneen ñu yëngu-yëngal jëm ci njàng mi di waa Javan di mbootaay gu ëmb ay kuréelu jàngalekat ñoom tey jii ci suba gi daañu amal ab toogaanu ñaxtu ci buntu ministère de la fonction publique li ñuy sàkku nag mooy ñaawlu yéexaay yi nga xamante ne day am ci wàllum kayiti jàngalekat yi seen wàllum reclassement ak seen wàllu avancement nag noonu tamit l'impôt yu diis yi nga xamante ne dañ koy tekk ci rappel yi. ñi yëngu ci wàllu musique bi ministère de la santé nee na daal mën nañu tàmbaliwaat ubbi salle de spectacle di amal ay spectacle waaye nag loolu dafa am lu mu àndal ministère de la santé daal di jox ndigal gouverneur bu Dakar mu xool mbir moomu nag lañ ko mën a defee waaye mu sàmmonteeg li di geste barrières yi jëm ci feggu ci jàngoro ji di coronavirus. Thiaw ñu koy ragalal tey jii ca Géejawaay ci ndaje boo xamante ne conseil municipal ba di maire bi war na ko amal tey jii li ko waral nag moo di ne yenn ci conseil yi ànduñu ci dogal ba maire bi jël ci ne nag yenn béréb yu fa nekk dañ koy luye ngir nag am luñ ci for loolu nag neexul ñan ñi rawatina ñu bokk ci mouvement Géejawaay laa bokk leeral ak mouvement Géejawaay laa bokk bañ na ba tëdd ca naaj wa nee na li waa mairie bi moom di alalu askan wi kenn du ko loué ba koy jaay mooy juróomeelu poñ bu ñu bind ci conseil municipal bu mu woote ci àllarba gi moom maire bu gox bi di Aliou Sall Ousmane Sow moo ñu ko xamal nakar lu ko teg ci. Ahmed Aïdara le président mouvement Géejawaay laa bokk mu ne nag comme noonu la demee danaa demander ñu jox ma délibération buy wane que ne quand même Auchan ak mairie de la ville am na lu ñu seq ci wàllu lii nga xam ne moom mooy li am man dama soxla quand même ñu jox ma ay papiers yu ko firndeel finalement pour indi jàmm dañu mujj bàyyi suñu huissier mu déposé nu ko parce que ñun lépp luy taal Géejawaay du dox ci loolu ba loolu amee nag ñu toog dégg que ne le maire de la ville dafa convoqué conseil municipal ndax nee na kat dafa nekk banqueroute ñu ne nag donc les conseils municipaux yi nga xam ne ñoom ñoo nekk à la ville de Géejawaay ñu leen di solliciter di leen demander à ce que loolu quand même ñu bañ ko voter kaddu yi lee tontu li day ñëw ci nu mu gënee gaaw ndaxte waa mairie bi nee ñu ñoom xaalis bañ doon am amatuñ ko léegi ndax mbas mi moom moo fa jaar Khalifa Gueye moom mi nga xamante ni moom moo yoroon kaddu ñi ànd ak Aliou Sall tey article 185 di loi 2013-10 bu 28 décembre 2013 la indi xamal waa Géejawaay laa bokk ne mairie bi li muy def amul dara lu ci tax suuf. bokk na ci lim ko may pour ñu mën cee jëlee recette pour doxal li nga xam ne moom lañ sant mairie bi bokk na ci exploitation muy domaine man lépp boo xamante ni suuf la wala loo xam ni moomeel la boo xam ne ville bi moo ko moom bokk na ci mën nañ cee citer bâtiment boo xam ne mairie bi moo ko moom mën na ko mettre en location. bu weesoo jébbal bi ñuy jébbal ay borom doole alalu mairie bi ngir mën ci am xaalis mu doon loo xamante ni sax def nañ ko atum 2016 bu ñuy sukkandikoo ci mouvement Géejawaay laa bokk Aliou Sall turu école yi nekk fii yu bari daf ko fas yéenee tuddee ay nit bu nga xamante ni moom lañ bëgg a tuddee président Macky Sall askan wi fii am na ñoo xamante ni ñu ngi koy kaas Salif Sow Géejawaay ngir rajo Futur Média. yegsi ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Malal Junior Diagne maa ngi laa nuyu. maa ngi laa fay Alaaji Njoogu di nuyu auditeurs yi nu tàmbali ak wàllu football waa Njàmbur wax nañu seen mëbët ci atum ren ji ñuy waaju dugg muy championnat yi bu yees bi seen bëgg-bëgg yëpp mooy fexe nañu def ko ba daal di bokk ci équipe yi gën a xarañ te yéeg ca podium ba am na ci leneen lu ñu ca ñambaas jëm ci seen waajtaay ak seen i mëbët yooya ndaje ma teewoon na foofa Abraham pour bi mu toogal RFM ca Louga.
saison bu bees ay mbëbët yu bees ren nag ASEC Ndiambour lu mu bëgg mooy saison bi lu jëm ci wàllu championnat bi suñ demee ba ci cappaandaw gi mu bokk ci ñi nga xam ne ci podium bi la ñuy mujjee te tamit mu gagné sax benn coupe Cheikh Touré moom mooy secrétaire général adjoint bu club bi te tamit yor lépp lu jëm ci wàllu communication. def benn jàkkat daaw xool li dox ak li doxul améliorer bu baax li nga xam ne doxul li nga xam ne xëy na peut-être jàpp nañ ne baax na ñu jéem koo renforcer si loolu lañ toogee waxtaan suñu biir reconduire entraîneur bi fi nekkoon ko daaw mu yoraat équipe bi ñu toog aussi wax ko également suñu bëgg-bëgg suñu objectif bi mooy def lu gën année yi weesu yëpp naam bokk si podium bi jël championnat bi wala bokk gagné ab coupe. ngir mbëbët yi nga xam ne nag am nañ ko ren techniciens yi nga xam ne ñoo nekk ci biir club bi di xalaat ci ban programme la ñu war a teg ngir ñu mën a dooraat ci anam yu mucc ayib te objectif yi ñu atteindre ko. am na benn programme bu ñu teg te le programme est tellement technique dañ koo bàyyi ak ñoom techniciens yi ñu ngi si ñu waxtaan parce que daanaka pare nañ si après xëy na dañ koo jébbal waa dëkk bi ñoom ñit également am nañ seen mot à dire ñu wax seen xalaat. secrétaire général adjoint te yor lépp lu jëm ci wàllu communication ci ASEC Ndiambour Cheikh Touré profito ci l'occasion bi di woo supporteru ASEC Ndiambour yépp ñu ñëw nekk ci ginnaaw équipe bi ñu poussé ko ndax ren club bi mën a am ndam. te yee ñoom am na benn rôle bu am solo bu ñu si war a joué donc di leen gën a ñaax rek ñu gën a góorgóorlu. mu nekkoon Abraham Paul Pouy Louga rajo Futur Média. Abraham Alfred Gomis góolu Sénégal bi jaay nañ ko ci stade Rennais mu jógee Dijon ñaar fukki at ak juróom-ñaar la am xaatim na kayitu juróomi at ca googee équipe fukk ak juróom benn ci million ci xaalisu tubaab bi lañu ko jëndee bu ñu ko weccikoo ci Sénégal fii ci suñu koppar yi dafa toll ci fukki milliards yu teg juróomi téeméeri million moom nag doon na koy wuutu foofa geneen góolub Sénégal gu nekkoon ca woowee équipe te dem ca léegi Chelsea muy Edouard Mendy moom sax Edouard googa démb suwe na matcham bu njëkk diggante ak waa Tottenham ya encaissé na benn but ñu daal leen kon daan ci ligue cup ba ñu doon football foofa ngi fii ci série des penalty la mujjee waa Tottenham am ca juróom ñoom ñu am ca ñeent. Thiago Alcantara itam di xale geneen gu nu jaay ca waa Liverpool mu jóge woon ca Bayern Munich ca Allemagne moom nag nee nañu daal dañu ko testé dafa corona ba nu ko seetee ba gis ni daal jàngoro corona jëng ci yaramam ja duñ ko daal di rek ndëxëñ ci këram mu daal di fa lëlu moom ak waa njabootam nee na docteur yi nag yi nekk ci Liverpool ak yi nekk ci Angleterre yëpp jëlañ seen matukaay ngir njël ko pàcc mi war ci moom ba mu daal di dikkaat waa Liverpool nee nañu itam jot nañu jël seen matukaay ngir seet seen équipe yooyee ndax amul kenn ku mu ca wàllu googule jàngoro nu jeexal ak wàllu handball dem si U20 yi ñu ngi waajal li nga xam ne moo di IHF Trophy International nu ngi ko war a suwe ca Colombie ci weeru novembre gii di ñëw xale yi Sénégal yi ñu ngi toll ci fukk ak juróom benn ci njagamaar yu nu woo ñoom ñëpp nag teewoon nañu ca entraînement ba Lamine Ndaw bi leen di entraîné nee daal xale yi fu mu toll nii dañ leen tegal ab programme ngir nu gën a yokk seen kattan ci wàllu doole ak ci wàllu physique laata nag ñuy nas ay pexe jëm ci wàllu technique laaju njóogu. jaajëf Diagne. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. yegg si ci xibaar yi ñeel wàllum aada ak cosaan chronique culture bi ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi tey ji suñu chronique culture bi ñu tàmbale ko ci diwaanu Fatick wax lu soxal musique ak artiste séeréer bi di Ngor Sarr gannaaw lu tolloog fanweeri at mu nekk yëngu ci wàllu musique bi mu ngi soog a génnee albumam bu njëkk. Aminata Goudiaby daje na ak moom ci biir studio centre culturel mu doon enregistré boobee album. Adnam gi maaye yin fop lengo in mogu fa paya yin fop lengo de. directrice su centre culturel régional bu Fatick nag moom moo koy assisté muy enregistré premier albumam bi nga xam ni juróom-benn titre la am te moo ne day bi mu tàmbalee carrière am daanaka léegi mu toll ci fanweeri at album bi nag ngaaf lu tudd te nee na thème yi mu ciy wax bëri na. ngaaf nag vraiment mag la ci ñëpp ngaaf mooy luy dundal daal lépp album yi ngaaf la tudd ngaaf lu mu ëmb nag bëri na lu ma ci wax am na ngaaf am na alhamdulilah am na séesi am mbugir mooy nobante am na damperesi aussi dama woy première dame ak président mupul saaru foo la woon daal jamono xele album bi na bu dee tem rek ëmb na lu bëri ay single yu bëri nag jot na ko génne moom Ngor Sarr mi nga xam ni nee na nekkoon na membre ci orchestre régional bu Fatick bu fekkee ni nag dafa toog lu yàgg te génnewul album nee na dafa fekk ne yorul woon ay moyens ci fond Covid bi nga xam ni moom la jot nag ci la profito ne day enregistré ab album. problème de moyen moom am na ci parce que moyen moom dafa ànd ak kii musique moderne dafa ànd ak moyen quoi bi ma déggee ne centre culturel Fatick am na studio bu bees ma
dégg ne président aussi day jox artistes yi xaalis pour vraiment masawo leen ci kori bi ci laa ne damay xaar ba lu ma ciy jot ma transféré sama groupe dem Fatick pour def enregistrement bi. artiste bi nag moom Uyal Sandi lu juddoo ci biir commune bu Mbelakadiaw am na talent buñ sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko xam bu yàgg doon nañ ko woo muy animé ngénte yi mariage yi ak sax yeneen xeeti cérémonie album bi nag moom mu jàpp ne dina tax ñu gën koo xam waaye laata loolu bëgg naa am producteur ngir mu jàppale ko mu gérer carrière am. man woykat laa rek su ma sañoon nag am ñoo xam ne ñoo jël album bi liggéey ko parce que loolu mooy seen liggéey. Aminata Goudiaby Fatick RFM. ci agenda wu bés bi dinañ amal ab ndaje ngir taxawal benn stratégie ngir sukkaliwaat secteur de la culture bi association yi ak organisation yu yëngu ci wàllu aada dañu war a tënk seeni xalaat ci benn document buñ ci noppee ñu daal di ko jébbal njiitu réew mi. ñu daanale lu soxal cinéma nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy organisateur fanweeri ak benneeli édition journée cinématographique de Carthage ñu ngi xamle ni festival boobee dina am léegi fukki fan ak juróom-ñett jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre gi ñu dëgmal comité directeur du festival bi kon moo ko xamle muy diggee nag dina doon lu kenn mësut a gis fi la ñu yem ci xibaaru aada yi di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi. ñu koy jaajëfal moom tamit soxna Anna Rocha xibaar yi ñeel tolluwaayu mbas mi di coronavirus Coronews ak Mamadou Oumar Ba. dal leen ak jàmm ab ruban maanaam ab morceau bu weex bu nekk day représenté benn dund ci Afrique du Sud boo xam ni coronavirus bi faat na ko ki jël initiative boobu benn gardien église la bu nekk Johannesburg moom noonu lay rendre hommage ñi faatu ci coronavirus bi suba su nekk bu ñu joxee bilan bi ba pare day lim ñaata nit ñoo faatu tey ci mbas mi mu jël lu toll noonu ci ay morceau yu weex bu takk ko ci ay bant ngir rendre ñi faatu ci mbas mi hommage talaata bi takk na ci luy toll ci 188 jamono jooju àdduna bi romb nañ 1 million yoo xam ni faatu nañ ci mbas mi Afrique du Sud di réew mi gën a développé ci Afrique mooy itam réew mi mbas mi gën a sonal ci continent bi moom mi ngi yolomal sax yenn restriction yi moo ne de am na zone yoo xam ni ñi ngi xaar deuxième vague ñëw lu ëpp juróom benn fukki million ci ay indien mën na am tey jii am nañ lii di coronavirus loolu di annonce boo xam ni def nañ ko mardi autorité médicale yi ñoo ko def li ñu wax nii ñi ngi ko wékk ci benn étude boo xam ni def nañ ko te ci ay test lañ ko teg mu sori lool chiffre officiel bi ndaxte population indienne bi chiffre officiel yi dañoo ne lu ëpp 6 millions ci ay doomu aadama amee nañ mbas mi ci lu ëpp 1 milliard yu nekk ca Inde ci fàttali di ñaareelu réew mi mbas mi gën a sonal gannaaw États-Unis moomu sax la ñuy des ndaxte coronavirus bi ni mu fay yokkee jéggi na dayo rawatina ca New York ñu egg taux bu doy waar ci ñu mbas mi laal 3,25% mu doon lu tiital autorité yi ndaxte fan yee weesu am nañ benn record boo xam ne atteindre nañ ko lu ëpp 24 junni faatu woon nañ fa ci jamonoy printemps ñoom nag taux boobu ñu egg di 3% gëj nañ fa egg lool waral ba meeru New York ne dañu war a gën a respecter geste barrière États-Unis moomee benn entreprise bu mag boo xam ni day yëngu ci wàllu divertissement di Disney talaata bii nag dafa supprimer maanaam dafa dindi 28 000 emplois maanaam ñaar fukk ak juróom-ñetti junni ci ay emplois maanaam ñoo xam ni dañ doon liggéeyatuñ liggéeyoo ñi ngi bokkoon ci parc d'attraction bi croisière événementielle yii yëpp crise sanitaire bi mbawu ci dara lépp la màbbal décision boobu nag entreprise bi ne li ko waral mooy Covid-19 bi yàgg bi mu yàgg baaxul ci affaire yi nit ñi tamit ñëwatuñ seet si leen te tey jii amul kenn ku mën a taxaw ne mbas mi tey lay jeex wala suba Russie itam maire bu Moscou di capitale ba Sergei Sobyanin nee na dafa jël décision prolongée benn semaine lii di vacances scolaires yi maanaam élèves yi demoon vacances mën nañ toogaat une semaine ndaxte coronavirus bi ni mu yokkee jéggi na dayoo bëgguñ jël risque élèves yooyu dellu école léegi coronavirus bi léegi faat ci àdduna bi yépp lu ëpp 1 million ci ay doomu aadama laal ba mu dooree ba léegi lu ëpp fanweer ak ñetti million ci ay doomu aadama fii la ñuy yemandi ci xibaar ñeel tolluwaay mbas mi ci àdduna bi di leen jaajëfal ci teewlu bi. Savon Marseille Alphé seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf woppi coronavirus ji ak li mu yàq ci koom-koomu réew mi bu doon feebar la Le Quotidien nee nañu Macky Sall gis na vaccin ba koy faj ubbil yéenekaay bi démb ca jam ñaajo fa la woote woon ab conseil présidentiel dim ndaje mu jëmoon ci nasi pexe ak xoolee xalaat yu ñu mën a yëkkatee économie nationale bi mbas mi nërmel croissance économique bu Sénégal bi ñu ne ci 0,7% ci la jëm ci njeextal at yi ngir loolee dak yéenekaay bi nee nañu état bi mi ngi lijjanti 14 milliards 712 millions mu tënku nag ci plan d'action
prioritaire journal lay fo nañu président de la république Macky Sall pexe yi muy nas bu jooyee li mu bëgg moo di fii ak 2023 croissance économique bu Sénégal di ndëgër laayu réew mi ci wàllu koom yegg ba ci 13,7%. La Tribune nañu fukki junni ak juróom ci ay milliards moom le président yi teewoo ngir sauver Sénégal. Mountaga Sy njiital APEX yéenekaay bi nañu xamle na démb ca ndaje ma ne identifié nañu lu mat juróom-ñetti fukki projet investissement ci juróom-benn secteur yu ñu jàpp ne farata la. Le Témoin wax ñu ci xëta mu njëkk ne njiit réew mi Macky Sall ba mu xamle démb ne lu jege 15 000 milliards moom la ñu soxla ngir mën a relancer économie réew mi di gën a fayit ne TER bi mu di train express régional gi ñuy séntu ci réew mi bu yàgg ba léegi dina tàmbalee daw déwén Témoin tegal ñu ci ne ay dige ki mu sonal rek mooy ki koy gëm yéenekaay bi nañu président Macky Sall wax na it ne moo ko gouvernement am li ñu liggéey ci wàllu inondation yi ci réew mi atum 1960 ba suñu jonn yàlla tey amul benn gouvernement bu ko fi liggéey Sud du Quotidien nañu yamu ca ne dem na bay wax ne ñoom jam leen naan ci inondation yi du yomb jàpp na ne seen ginnaaw bandang ci inondation yi pare na moom Macky Sall ngir débat ci ak képp ku ci bëgg a débat ci réew mi L'Observateur mel ne ku naan ñu ci xëta mu njëkk débat bi du ko jar li tax journal bi nañu moo di bari na ci réew mi ay barab yoo xam ne ba fa waame ga jaare def na fay dégâts barab yooyee boo fa delloo melokaan wu jéggi dayoo nga fay fekk ndaxu xayadi muy ca Kër Massar di ca Sicap Mbao di ca Diamaguène ak tig-tigal boobee askan wi génnoon seeni kër ndax ndox mi coono bu rëy la ñuy dund ngir mën a delluwaat ci seen biir kër yi ndax salte ba leen fay xaar li président de la république wax démb ca Diamniadio te mu ñeel taxawaayu gouvernement ci inondation yi Soleil national xëy na ko ci xëtamu njëkk journal bi dellu siwaat na it ci xalaat yi président bee ci démb ca ndajem conseil présidentiel ngir suqali koom-koom gi les orientations de Macky Sall la ko tudd Sud Quotidien tuddee ko plan Macky Sall seen gis-gis wute lool ak bu Enquête dinakat moom li mu gis ba bind ko moo di Macky Sall yoon yu mu bëgg a jaar ngir relancer économie bi ubbi waale na ca weneen yoon wu jëm ci privatisation sursoi nañu bu moytuwul nag pexem yooyee dana ci wet ne moom Macky Sall dafa mel ne ku yeewoo saw bayeer yi di yeewoo penku partenaires yi li ñu soxla dëgg-dëgg sursoi ne nañu moo di ak leeraange di transparence gu mat sëkk ci seen alal ji ñuy dugal ci réew mi njiitam ab gorom di Mansour Faye waxal na Ousmane Sonko wax ju ne weng Vox Populi ñëwaat ca wax ja ci xëtamu njëkk Mansour Faye nee na Ousmane Sonko li muy bari wax ak li muy rëy làmmiñ am na ci loo xam ne du ko wax mukk mu ne am na bés Ousmane Sonko ci jëmi boppam moo ñëw ci sama bureau di ma raamal ngir ma may ko audience recevoir ko Mansour Faye ne bi ma ko recevoir ca la ma doon wax am na ci loo xam ne mi ngi bëggoon ci ma defal ko intervention ci président Macky Sall mu ne te loolee Ousmane Sonko du ko weddi ndax ba muy am ci kanam mooy témoigné la woon du ma dugg nag ci détails yi waaye moom Ousmane Sonko xam na li may wax ñu wax ci dem gi Idrissa Seck demoon seeti xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou Les Échos xëy nag ñun ca ngan gaak na mu fa amee ay kàddu yu xalifa général des Mourides yëkkati jëme ci Idrissa Seck di ko xamal ne lu ne mën naa am yàlla mooy def moom mooy dindi yéenekaay bi nañu moom Idrissa Seck nag ba mu génnee genn kàddu la wax journaliste yi moo di namoon naa leen ki wax ak taskatu xabaar yi yéenekaay bi nañu moo di Alaaji Malick Gakou ma àndoon ca délégation ba nee na leen noppi wuñu dañuy liggéey dafa ami jamono ngir jëf ay jamono ngir wàcc ci terrain bi ay jamono ngir toog di xalaat amit jamono ngir communication jamono ju ñu ci tollu rek lu mu laaj ñu jox ko. Savon de Marseille Alphé seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñu koy gërëm moom Mamadou Mouhamed Ndiaye ci li ci yéenekaay yi mbokk yi foofu la ñuy yem ci xibaar yi nestit ñu dafa pàttali ci li ci gënoon a fës. gendarmerie xëy tey ca Terme Sud ca Wakam ngir génne njaboot yi l'armée bi joxoon app pour ñu génn ñoom ñooñu ne fenn la ñu demul déglu ngeen ci biir xibaar yi kenn ci waa Terme Sud yow ñu war a génne ngeen déglu ngeen ko en direct kon ci biir xibaar yi kër sous-préfet bu mag Koulibantang nekk ca diwaanu Tamba la ay ndaw song yàqaate ko biik li ko waral moo di ne sous-préfet ba daf leen a tere xumbeel bu ñu fa bëggoon a amal la mbootaay gémm magistrat yu Sénégal yi UMS taxaw ngir jàmmaaloog nguur gi gannaaw dogal bi jëm ci yóbbu seen njiit Souleymane Teliko ci conseil de discipline bu conseil supérieur de la magistrature magistrat yi jàpp ne nguur gi daf leen a dëkk te daañu ko ne dëkk na njàkk njaw coowal mbëkk mi di wéy ba léegi lépp juróom-ñaar fukki doomu Sénégal yi jëloon gaal pour dem Espagne la ñu jàppe ca Mauritanie war leen a delloo si fii ci réew mi wànd gësëm nar a gësëm hôpital Abass Ndao liggéeykat ya fa nekk daañu tàmbali tey grève ñaari fan ngir naqaru nañ l'hôpital boobu di doxe mu nekkoon xibaar suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène woon ci micro bi ànd ak Abdou Thiam ci machine bi ñi gërëm Yacine Pouy nekkoon ci digital bi ci kanam tuuti seen émission daan corona ngeen ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye jaajëf